àllarba fukki fan ak ñeent si ndeyu koor atum ju nekk ñeenti téeméer ak ñeent fukk ak ñett sa gàddaay ga mbokk yi dalee nag jàmm si xibaar yi mara gi li ci gën a fës wàllum wér-gu-yaram syndicat yi nag daan nañuy xëy amal lépp ndaje lu yaatu ngir ñaxtu gu yaatu goo xamante ni bi bëgg nañ ci daal di toftal nag jébbal nañu li nga xam ne sax moo di ab lemtu si banque bu yoxoo di préavis de grève fukki bañ ak juróom benn yoo xam ne bëgg nañu taxaw ci bokk na ci li nga xam ne moo di seenu nekkin mu gën a ñoŋ ak wàllum payoor gi di ñaari ndaje yoo xam ne am na ci wàllum wér-gu-yaram ñoom ñëpp di ñaxtu di sàkku nekkin wu gën ponk boo xamante ni bi mu ngi nekk ci peggu canal 4 bi diggante Fann Point E Amitié tere na ñi nga xamante ni bi nag ñoo di askan wi ndaxte daanaka si mabbu la daal di jëm askan wi ñi nga xam ñoo koy jëfandikoo ñu ngay daal di sàkku bu baax ñi nga xam ne ñoo di kilifa yi taxaw ci bala mu fay jur yéeyee gëstu ki nga xam ne moo di Ndiaye nañ ko teewlu si biir xibaar yi dinañu daal di def ab gëstu taxaw tem ak li nga xam ne moom la ñu indil saa su nekk ni àllarba ju jot jëm si ab gox tey ba ñaseel lañu daal di wëtali di dëkkub cosaan boo xam ne day daal di bëri taarix lool si réewum Sénégal bokk na ci rek xam ñu ne mooy dëkkub cosaan Maulana Cheikh Ibrahima Niass di loo xam ne dañ ci ànd ak suñu ndaw ñu teewal ci diwaanu Saloum Adama Sarr mbokk yi di mooy li gën a fës si biir jotaayu xibaar ñett ki ñu def si faram-fàcce. jataayu xibaar yi dañ koy doole ak awtis boo xam ne dal na ci njabootuk wala bon ñi nga xam ne ñoo di kilifa réewum Sénégal ak faatu ki nga xam ne nekkoon na fi jëriñ ji yoroon wàllum comme di ki nga xam ne di Mamadou Lamine Loum nekkoon na jëriñ ji yoroon wàllum comme jamonoy njiiti réew président Abdou Diouf ay jamono yoo xamante ni bi àndoon nag Pape Ousmane Sakho taxawaloon ab décret wala bon li nga xamante ni bi moo di ab yoonal bu ñu duppe woon Sakho Loum di loo xam ne nag taxoon na wàllum dévaluation daal di ñu si muccoon atum 1993 nekkoon la xam ne si woon na lool tey jii la daal di génn àdduna di àllarba ji dëppoo fukki fan ak juróom benn ci Ndakaaru ñu daal di wax ci leneen ñu ngi ko doon juñ ci bopp xibaar yi ak syndicat yi nga xamante ni bi nag ñu ngi daal di bootu ñenn ñi ci ànd gësëm li nga xam ne daal nañu koy amal nag daal di jébbal lemtu jëm si banque bu yoxoo dañuy daal di ñaxtu fukki poñ ak juróom benn yoo xamante ni bi daan nañ koy saabal fasal ko ne bëgg nañ ñu taxaw si ne mu gën a mucc ayib bokk na ci li nga xam ne moo jëm si seen nekkin wu gën a ñoom nekk na yoo xam ne gën na see fas ak wàllum payoor gi ndaje loolee fekke woon na ko Mamadou Dieng. ASAS di mbootaay boot syndicaliste yi ci wérgu yaram takkuwaat ba dëgër ñoom li ñu bëgg mooy xaatim protocole d'accord bi nga xam ne mooy màndargaal déggoo yu doxoon seen digganteeg nguur gi noone ñu waxiwaat fukki poñ ak juróom benn bëgg ci itam ay saafara poñ bi ci gën a fës di régime indemnitaire. problème mu régime indemnitaire bu ñu neexoon bis bu nekk xaalis rek la ñuy wax indemnité ëllëg ñu amuñu ci benn kersa amuñu ci benn parce que syndicat lañu association lañu bu ñu xeex pour suñu ay intérêt moraux mais heureusement ñun dañoo sóoraale population bi mais bu dee nag lu ñu war a jox la nañ ñu ko jox ci anam yi gën a. ñoom syndicaliste yi ñu ne sax tegu nañu ci suuf lépp luy xeex ndax gis comme géeg ni muy sooxee li ko waral di mbas mi waaye ñu jàpp ne nguur gi da cee bëgg a prox ndollu ngir suul seeni ñaxtu. Covid 19 bi taaxirul nañu pourtant Covid 19 bi 1000 milliards génne nañ ko bu ñu génnee 1000 milliards pour Covid mais defe naa feebar bi moo tax Covid bi am bu ñu jëlee 1000 milliards di ko jëndee ay ceeb ak yeneen alors que ñi nekk ci Covid bi guddeeg bëccëg gis ñu seen bopp ba ñu ameel collectivités locales yi seen i prime ak seen i kii ay ñoo xam ne liggéey nañu ba sonn am ay comptes affaire yu leen loolu fan lañ ko teg. fukki poñ ak juróom benn kon ci kaw taabal ji ñoom ñi di yëngu ci wàllu yaram. li ñu bëgg moo di ay négociation te nee nañu noppi nañu ngir woyfal yenn poñ yi. dañuy xeex pour lépp moom nag ñoom ñoo war a toog ñu ne bii mën nañ ci lii bii mënuñu ci lii bii mënuñu ci dara et cetera boo boobaa ñun tam ñu xayma seet lan la ñu nangu ak lan la ñu nangu. ASAS dal di sóobuwaat ci ab xeex ci àllarba ji déposé nañu ab préavis de grève li ñu bëgg mooy banque seeni loxo diggante fukki fan ak juróom-benn ci weeru mars. jàpp fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru septembre ci at mi.
Asas maire ba Fouta waa FDS it di yeneen ni kuréel yoo xam ne ñu ngi boot ay syndicat yu bokk si wàllu wér-gu-yaram gi ñoom it daan nañuy maire ba Fouta foofu si hôpital Idrissa Pouye bu Grand Yoff la ñu daal di amale ñoom it seen ndaje loole bokk na si nag ñu ne ak ñàkk a yamale dafa am si ñi nga xam ne ñoo aju si nguur gi di liggéey maanaam waa fonction publique bi wala nag ñuy sàkku ab taxawaay bu gën a ñoŋ si ñi nga xam ne ñoo di fajkat yeeg ñi yëngu si wàllu wér-gu-yaram nañu def ak yamale tey yokk li nga xam ne moo di seen i payoor loolu yëpp bokk na ci li nga xam ne saabal nañ ko ci kanamu Mamadou Sy ak Moussa Fall. fédération bu ëmb syndicat yu nekk ci système santé bi ñoom nag ñu ngi ñaawlu ñàkk yemale bi ñu nemmeeku ci fonction publique bi ñu ngi sàkku yokkuteg seeni salaire waaye itam ñu toppatoo seen plan de carrière. yokku ko tey jii infirmier d'état bi nga xam ne bac plus 3 ans la ak li muy faj lépp tey jii mënoo ko gis kuy doog a dugg loo xam ni am na 150 000 plus lay am wala 175 000. tey jii boo demee ci dispensaire yi di nga fa fekk koo xam ne mooy dawal ambulance la plupart du temps fayuñu leen di carrière nit ñi mënuñu jëm jàngi am ay diplômes yoo xam ne c'est reconnu sur le plan international et que li ñu leen war a reclasser ci hiérarchie bu ñu nekk reclasser wuñu leen loolu aussi dafa poser problème. F2S fas yéene nag dem grève ci mois de mars bu ñu jëm bu dee nguur gi deful dara ngir sot mbir mi. dinañ grève ci mois de mars bi dinañ def marche ay boor le 25 dinañ def grève AG yi ñu wax dinañ ko def semaine yi ci topp dinañ demaat yeneen hôpitaux lu mel ni Fann Youssou Mbargane Nabil Choucair wala yooyu yëpp dañ fa dem. ñi bokk ci syndicat ñoom nag ñu ngi wéy di sàkku ñu gën leen bàyyi xel ci jamono ji nag fas yéene nañu amal ay assemblée générale ci ñenn ci ay région ngir rek ñu mën a waajal seen xeex. Mamadou Sy ginnaaw wér-gu-yaram nekkinu askan wi lu soriwul dara fi nga xamante ni bi moo di canal bu Point E si kaw canal bi sax bi nga xam ne mooy tax ñu koy jéggi fi nga xam ne moo di commune bu Fann Point E Amitié askan wi seen xel daal lu si ndax pont bi dafa daal di ñor te nar naa mabbu te loolu mën naa indi jéeya te moo ne ñi nga xam ne ñoo si jàdd di ko jéggi bari na lool ñu koy jëfandikoo bari na ñuy waral ñuy woo ñi nga xam ñoo di kilifa yi ngir ñu taxaw si nu mu gën a bala mu fa jur jéeya gëstu bu ñu ànd seek Marème Ndiaye ak Bara Sow. ci benn wàll ci canal 4 bi décoré nañ ko ba mu rafet ay garabu koko yu ndaw yu toppante ak ay banc yu ñu pentiir mu weex ñu ngi fii ci boulevard Mame Cheikh Ibrahima Fall ci commune Fann Point E Amitié foofu nag am na groupe góor yu toog ci banc ngir artu ñi bëgg a jéggi pont bi fa nekk di bëgg daanu waa ji ci ñoom la bokk nee na bi mu seetloo mbir mi ak léegi mat na ñaari fan. avant-hier laa fi jaar ci guddi gi dox sentir bruit bi muy dimanche bi ma ne comme que ci bâtiment laa la yëngu bu ma yeewoo la matin dinaa ñëw étudier ko pour tel ko signaler chef de quartier bi ak ñi nga xam ne ñoo conseil du maire si laa ñëw découvrir ko ñëw war ñu xool ñu ne effectivement si lañ def première barrage tey encore bi ma ñëwaatee xam naa ni bu ci teelul jublu du sotti parce que dañuy xaar ba mu am drame ñuy doog a jóg. conseil municipal bi jëgal na ko kilifa yi tey ñaan ñu gaaw ci defar ko. woo na ñi ñu war a woo le maire le préfet ak ñëpp ñi nga xam ne concerné nañ leen woo nañ leen donc si saa si ñoom it jël nañu affaire bi en main woo nañ waa AGEROUTE joxal leen sama numéro pour bu ñu ñëwee fii ñu xool situation bi donc du coup le préfet ñëw na fi tey suba xool na situation bi moom moo joxe ndigal nañ ko tëj carrément parce que affaire bi c'est sérieux ñun la fekk ñu toog fii toute une journée pour di veiller ci sécurité nit ñi loolu tamit mënul wëy. mi ngi am téeméeri at ak juróom-ñaar mooy délégué de quartier bi mu nekkee fii ak léegi mat na juróom-ñett fukki at ak juróom canal bi ci kanamam lañ ko tabaxee. yàgg naa fi nag ndax canal bii ngeen wax maa ngi maam raan Thiaw xalifa laayeen bi moom maam laay Thiaw xalifa bu mag donc doon liggéey ak entreprise bu ñuy wax solidité français kon yàgg na bu dee ba am juróom benn fukki at ak nangam wax dëgg yàlla ñoom seen jaan wàcc na ouvrier fi nekkoon seen jaan wàcc na daa fekk ni segam maa ngi mi newoon xel góor sax maa dem ba màgget estament suuf fu ndox di jaar. pont bi nga xam ne mi ngi waaj a daanu jaaxal na loolu ñi fi dëkk te fi jaar ñu ngi ñaan ñu defaral leen ko ngir moytu jéeye yi fi mën a am. jéey ju amoon ñaar fukki at ak juróom-ñett ngi nii bis ni gi tey fukki fan ak juróom-benn si weeru février atum 1980
94 jàppante yu mitti ginnaaw dévaluation bi juróom yokkuteem ñi njëg yi askan wi génnoon di ko ñaxtu ba lu toll si juróom benn takk der ñàkkoon seen bakkan bu ñu ko si commissaire divisionnaire Cheikhna Keita dafa jàpp ne loolee mënoon naa ñàkk ndaxte ñi nga xam ne takk der yi seen liggéey lañ doon def jamono jooju askan bi ñoo sam seen kaw ba indi fa jéyee te loolee mënees na ko waat moytuwaat si réewum Sénégal ba man bañ fee amati ay kàddoom ñu teewlu ko si jokkoom ak maam Abdou Guèye Kassé. événement yooyu dafa di événement yu yàgg yi nga xam ni du lu particulier dafa di événement yi nga xam ni mu amee ay alkaati yi dama intervenir ci théâtre d'opération rencontrer benn foule bi nga xam ni foule boobu dafa recourir à la violence parce que dañu foogoon ni loolu situation bi loolu la woote mu am ay mort d'homme ay nit ñi nga xam ni dóor nañ leen faat nañ seen bakkan ci biir yi nga xam ni moom loolu doon def donc loolu l'une des leçons bi ñu ciy tiré mooy il faut que travailler à ce que loolu bañati amati wala loolu ni mu amee woon su amaatee mu ci tiré ay leçons ba mën a aar ñëpp muy policiers yi di civil yi nga xam ni ñoom ñooy manifester. bon motif bi nga xam ni mënu avancé manifester à l'occasion de la dévaluation du changer schéma yi trouble la ak intervention bi def nañ ko malheureusement il y a eu des gens qui sont restés sur le terrain. On a tiré toutes les conséquences aujourd'hui, 28 ans après, on prie pour les morts et on souhaite que toutes les leçons auront été prises, celles qui n'ont pas été prises vont être prises maintenant pour que loolu bañ a am na yeneen incidents yi ci tegu depuis lors yenn incidents yooyu depuis day am ay trouble day am ay nit yu ou bien ci rang wu policier yu gaañu wala ci rang wu civil yi nga xam ni dañu jëlee ay gaañu ci école yi ci mbedd yi ci université yi donc situation lu évolué tiré ci leçon bi mooy li nga xam ni moom la ñu mettre au devant pour que nekk gën a mën a gis sa responsabilité ku nekk gën a mën a def sa liggéey ci anam yu mel nii su ñu defee loolu rek dañ ciy tiré mais situation day évoluer continuellement pour que chacun puisse comprendre que ku nekk da nga am sa responsabilité. ndombal tànkal maire yi ñu ngi koy wéy di ko takkal ñi nga xam te ne bii ñooy jiite ak yees yeeg ñoo daal di falaat ci bokk moomeel yi si doon Touba Mbacké takkalaat nañ ko moom ak laxasaayam Abdou Lahad Ka si teewaayu pay kilifa diine mu daal di soññu ñi nga xam ne ñoom la war a àndal liggéey bi si li nga xam te ne bii mu gën a ñor askanu foofu si diwaanu Touba Mbacké ñu fekk fa góor nag loog Thierno Faye. ñu tabaat ko ci bopp bokk moomeel bu Touba ki def lu ni mel di sous-préfet bu Ndam Abdou Lahad Ka jëlaat lengey ci Touba ginnaaw ak tabaatam jaraafu dëkk bile burox la ci occasion bi ngir sàkku ci ay ñoñam ñu gën a baral jéego yi. kon nag ñoo ngi ñaan képp koo xam ne ab jullit nga wala nga di taalibe Sëñ Tuubaa wala koo mën a doon te yor xel mu rafet ak xol ak yéene nga ñaanal ñu yéene bi sëñ bi am ci ñun ak yaakaar gi mu am ci ñun ba dénk ñu liggéey bii maag téeméeri nit yi moo ko boole te lim leen léegi nga ñaanal ñu ñoo festéenee ko am ci ngërëmal Sëriñ Tuubaa. mu bokk ci cérémonie d'installation bi ñu doon amal ci bopp bokk moomeel bu Touba ki ngàlloo kàddu xalifa général kullu murit feddaliwaat bëgg-bëggu sëriñ bi ci dëkk bi lii. Touba nag bu fi ay junni di nekkee kàddu sëriñ bi ak bëgg-bëggam gën a gën seen xalaat ñu bëgg leen jaay seen démocratie bi ne mooy démocratie bi dëppoo ak jamono dañ ne kon fii yoon wi traversé jaar fu ne jamono Cheikh Mouhamadou Moussa jamono Cheikh Mouhamadou Fadil ba agsi fii tey ci lu ne mu traversé ko saa su xëyee yoonu di gën a màgg di gën a yàkkali ko loola nañ xam ne mooy suñu jikaay. ginnaaw ba ñu ko tabaatee ci bopp bokk moomeel bu Touba Abdou Lahad Ka ak i ñoñam ne seen xememteef du leen lu dul fexe ba sàmmonteeg bëgg-bëggu askan wi yeewu ci dëkk bu sell bi lii. sa bonki li nit njiital xeltu gox ga maanaam conseil départemental ba daan nañ koy takkal moom it ndombal tànkam mu daal di fas yéene nag ànd ak ñi nga xam ne ñoo di gouvernement bi nga xam ne si la bokk ñu daal di koy sampaat si ñaareelu mandaam ngir daal di def bunki muy gox boo xamante ne bi dina daal di yokkeeku soqeeku waaye tamit jëm ci wàllum yokkute loolee la bëgg moom Mohamed Dianté ñu daal di teewlu kàddoom si foofu si diwaanu Kolda nga xam ne lañ fi fekk Ousmane Demba.
ni ko installé ba noppi Mohamed Diaité mi jiite conseil départemental bu Bounkiling ñaax na ñeneen conseil yi taxaw ngir suuxal seen gox. ñeenti fukki nit ñooy conseillers départementaux yi kon boog ñu ngi invité ñeenti fukki nit conseillers yooyu ñu dugal seen loxo ci liggéey bi di ko liggéey boo xamante ne kenn du xool fi nga jógee ci par ban parti nga jógee wala ban coalition nga jógee man de maa ngi tàllal loxo ñëpp pour ñu bokk liggéey ñu mànkoo pour que suñu développement Bounkiling nga nekk lu am solo. ginnaaw diwaanu Bounkiling mu ngi jànkonteel ay jafe-jafe yu tar ci fànn yu bari moom président fësal na ci kàdduwam ni ko itteel jamono ji. li son excellence président Macky Sall nas ci plan Sénégal émergent loolu la ñu adapté ci réalité département de Bounkiling territorialisé ko comme moom ci boppam ni mu ko bëggee pour mu nekk plan boo xamante ne dina adapté ci développement département de Bounkiling. ñeena tamit ngir yombalal liggéey bi faaw bu jàppale leen rafet na tamit anam yu ñu tànn ñeent conseil yi nga xam ne ñaar ci ñoom ay jigéen lañ. ma wax ne kontaan naa trop ci conseillers ñi nga xamante ne ñoom ñoo fal bureau bi tey ndax seen liggéey rafet na. kenn ku ne bi mu ñëwee dafa fàtte sax parti bi mu bokk mbaa coalition bi mu bokk gis ngeen ne premier poste bi rek moo andi sax voté mais poste yi ci des yëpp benn candidat mooy am ñeneen ñi duñu sax yëkkati seen loxo kon boog élection à l'unanimité moo fi am moo tax vote bi gaaw na ni ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di féliciter tam ñi nga xamante ne ñoom la ñu fal ñu bokk man ci bureau bi xam ne ñi ñu falul démérité wuñu. di fàttali ni laata juróom at ñu demal équipe am dina jël ay matuwaay ngir indi saafara ci mëbét askan. Ousmane Demba ba ñoo xamante ne bii samp nañu leen di ay conseils départementaux ak municipaux yoo xamante ne bii feccanti ko na ci gox yëpp nag waaye sàmmonteeg li nga xamante ne bii moo di yamale góor ña jigéen ñi maanaam parité ñi nga xam ne ñoo koy saytu nee nañu loolee dañoo seetlu ne nekkul loo xamante ne bii doxe wi am na waral nag ak jalgatig yoon la waral tamit ñuy soññ ñi nga xamante ne bii ñooy saytu yoon gu gën a kawe maanaam Cour suprême ngir ñu daal di at lu mel donte rafet lañu nañu li nga xam ne moo di soxna yi gën a takku si li nga xam ne moo di bokk moomeel yi ñu teewlu si teewaayu ki nga xam ne moo di Ami Diouf ak Babacar Diop si nettali. takkal ndombab tànk maire yi ak adjoint yi ñu ngi koy wëyal ci Sénégal waaye kuréel gi taxaw ngir ñu sàmm wante ak parité ñu gën koo xam ci ONP jàpp ne sàmm wante wuñu ak boobule loi ci gox yu bëri. ñàkk respecté parité boobu xaw na tar ndax gis nañ ne ci département yi 46 départements yi ñeent fukki ak juróom-benn am nañ ci juróom-ñaari cas yi nga xam ne parité bi respecté wuñ ko ci communes yi am nañ ci tey lu ëpp juróom-ñetti fukki cas ci communes yi ñun nag ñu jàpp ne loolu mu ngi bëgg a jéggi dayoo ndax parité bi loi sur la parité bi loi la bu ñu yóbbu assemblée voté ko bañ ko voté ñu jébbal ko président de la république mu promulgué ko loolu bu xasee ba am rek li ci des mooy application loi bi di parité nekk lu ñu woote woon ngir sàmm wante ak moom bu ñu sukkandikoo ci njiital ONP mu ngi ciy woo ñii di Cour suprême. dañuy bëgg rek fàttali lii Cour suprême defoon ci at 2014 donc loolu Cour suprême dëggaloon ate woon loolu dafay wonaat tey nit ñi ne maire bi bu nekkee góor premier adjoint bi jigéen la war a nekk vice président bi bu nekkee góor premier vice président bi jigéen la war a nekk ak ainsi de suite maire yi fal bi ñu leen fal avant conseil yi tekkiwul benn yoon ne ñoom bokkuñu ci bureau bi la ñu bokk. waaye nag muy xamle ne ay jéego yu am solo jot na cee am ci limu jigéen ñi nga xam ne dañu tabbu maire ak présidente des conseils départementaux yi. ñuy rafetlu nag li jot a xew ndaxte gis nañ ne am na bureau yu bëri comme am na ay communes yu bëri ak département yu bëri yi nga xam ne wax dëgg respecté nañu parité bi ni ko loi bi waxee. respecté loi bi di parité nekk loo xam ne dafa war bu ñu sukkandikoo ci njiital ONP muy sàkku ci maire yi ñu daal di defaraat li nga xam ne moo di seen bureau yi. professeur Ali Souleymane Dabié doomu réewum Tchad buy jàngale ci université Gaston Berger bu Ndar am na yéene jiite kuréel gi nga xam te ne bi moo ëmb jàngalekat yi di kamis bëgg a nekk secrétaire général bi nag daan nay amal ab ndorteelu yënguteem ngir dagaan baatu aw ay ñoñam ci wàllum gëstu bi ci Ndakaaru la ko daal di doore ci université bu Ndakaaru du Cheikh Anta Diop ci fekkeek Mame Alassane Laye Seck mi nga xam ne dikkoon na ci ndaje loolee di kat ci ànd ak Moussa Fall. Démarrer notre campagne
par le Sénégal constitue pour nous un symbole fort. Professeur titulaire des universités de classe exceptionnelle en mathématiques mu teg ci bokk ci membre bi nga xam ni ñoo yor université Gaston Berger bu Saint-Louis kookulee di professeur Ali Souleymane Dabi tàmbali na campagne am fii ci réewum Sénégal bëgg nekk secrétaire général indi ay coppite ci njàng mu kawe mi loolee moo ko yitteel. Le CAMES sous mon impulsion. CAMES ci sama kilifteef ci jaare ko ci jàppale ak ñi dëkk yi nga xamante ne bi bokk nañu ci mbootaay bi day tax ñu gën a yaatal li nga xamante ne bi moo di njàng meeg njàngale mi gën a daal di tàggat ñi nga xam ne ñoo di jàngalekat yi waaye tamit ñi yor li nga xam ne moo di bërëb yeeg wàllum xeltu gi ngir gën a yokk li nga xamante ne bi moo di yeesal gi ak samp gi nga xam ne moom la ñuy samp mboolem pàcc yi ci njàng yi ak li nga xam ne moo ci aju rawatina li nga xamante ne bi moo jëm si wàllum politique documentaire nga xam ne moom la ñu tënkee GED. De la gestion électronique documentaire GED. ci jokkalante bi am diggante Sénégal ak Tchad soxna si nga xam ni moo yor jàng mu kawe mi ci Tchad boobule muy ñaan waa Sénégal ñu jàppale ki nga xam ni moo bëgg nekk njiital CAMES boobule ndaxte lu ëpp ci am jàngam fii ci Sénégal la ko defee. C'est eu égard aux relations de fraternité, de solidarité. jokkalante bu yàgg moo am ci diggante Sénégal ak Tchad te kii nga xam ni moo nekk candidat CAMES Sénégal la jàngee ñu rafetlu liggéeyu dëkk bi ndax boroom xam-xam yu bari Tchad fii ci Sénégal lañ jàngee. Parce que le Sénégal a joué un rôle important dans la formation des cadres au niveau de l'enseignement supérieur du Tchad. xam-xam ak xarañteef mu nekk bàkk Ali Souleymane Dabi moom mi nga xam ni moo bëgg nekk njiital CAMES ci mois de mai mu ngi jaajëfal ki nga xam ni mooy président Macky Sall ci ndaje bi mu amaloon tey. xibaar yi bi ci réew yi dañ ko dooree réewum Burkina Faso ak ki nga xamante ne bi moo di lieutenant Paul-Henri Sandaogo Damiba daan nañ koy daal di samp foofee nag ginnaaw bi nga xam ne daan nay foqati nguur ga ngir mu daal di nekk ki nga xam ne moo ci njiit yu réew mi foofee conseil constitutionnel bi moo ko daal di amal di loo xamante ni bi nag ñetti ayu bés la ginnaaw bi nga xam ne coup d'état am na foofee bu naa di waat ci kanamu ñi nga xamante ne bi ñoo yor lépp luy sàmm yoon ak yoonal gi nga xam ne tëral nañ ko foofu si réew ma ne dina sàmmonteeg yoon du daal di def lépp loo xam ne day jalgati li nga xam ne moo di constitution ba te dina def ay jéego ba ñëpp di askan wi daal koy sàmm foofu sa diwaanu Burkina Faso di la defee boobu la déclaration moom Damiba ñu daal di wutal réewum Guinée seenu dalal Diallo nekk na ci jafe-jafe dëgg ndaxte ñi nga xamante ni bii ñoo di toppkat ya dañu daal di ubbi li nga xam ne moo di information judiciaire ci moom mi nga xam ne daal dinay yëngu day fal politique ràññeeku fa lool waaye tamit nekkoon koo xam ne nekkoon dafa jëwriñ ñu njëkk ki nga xamante ni bi nag moo di toppekat bu mag ba ko ubbil toppaate googee di procureur spécial bi nga xam ne moo nekk ci cour de répression enrichissement illicite ndax infraction économique bonne foofee ci diwaan ba di CREEF ndax dañ ko daal di tuumaal ne dafa daal di jimoon defam ger goo xamante ni bi dañ ko daal di nemmeekoon ne dinañ daal di ubbi lépp loo xamante ni bi moo di gëstu ci wàllum yoon ak yoonal ci li nga xam ne moo jëmoon ci liquidation bu Air Guinée boobu foofu sa diwaan ba ak ñi képp koo xam ne taqe woon na ci wala mu daal di ci yoon dina ko teg bët ba daal di koy teg loxo. mu ngi nekk ci département bu Nioro Taïba Niassène taarixam ñëpp ràññee nañu ko ci réewum Sénégal bokk na ci rek ñu ne mooy goxub cosaanu Maulana Cheikh Al Ibrahima Niass ñi nga xam ne ñoo fay yeewoo takku nañu lool ñi ci yëpp nag di yëngu bu baax a baax ci li nga xam ne bi moo di taarix Tijaaniya di ko topp ak njàngaleem taarixam ak ab li nga xam ne nataalam nga xam ne mu ngi ëmbul tool ci ñaar fukki dëkk ak ñaar dañ ci ànd ak Adama Sarr. kër gi ngeen di gis moo di këru El Hadji Abdoulaye Niass nekk ci dëkk bu sell bi di Taïba Niassène ci néeg bi nga xamee ne lañu nekk fi la Mawlana Cheikh Ibrahima Niass dal di gànnee àddina ci atum 1900. fii ñu taxaw tey mooy fi Baay juddoo fi benn guy moo fi newoon guy googu na ci Baay juddoo mooy barab bi ñu taxaw nii. bi day pax mi dañ daal tibb suuf di koy gas di yóbbu. di ko gas di yóbbu ndax bi guy gi daanoo léegi amatuñ ko ngir gaa yi topp suuf bi di koy tibb nag di yóbbu
ci lañ ko gas ba nga xam ne ron na ñaar miir yëpp ba miir yi namba daanu moo tax bi ñuy karo daal ñeen nañ ko karo benn yoon rek man dootuñ ko gas loolu taxoon ñu karo ko. waaw lampe tempête bi boobu fii amul courant amul dara mun taal lampe bi nag mu do ak leer goo xam ne ku dikk gi canoog jàkkaarloo moom di lekk naan sëriñ bi daal li nga ko tubaab bi indi nañ ko lu ne seetal garab yi mu indi ñu ko taalaa def daal leer fanaan ni sàkk fii daal bët set ñu ngi xale yi ndax ko foofu yi bu ko dee ñi nga xam ne ñoo ñu féete waa maag sax buñ dikkee coow li bëggee bëri mu ne tudd leen yàlla te bàyyi li ngeen def su ko dee ñu def ay géew ñu ndaw ñi xale yi si kër fi mag ñi di si kër fi. dëkk bu sell bii di Taïba Niassène nag askan wi fi yeewoo dey li di mbéy moo di seeni cosaan. Alaaji Abdoulaye moo ko samp ko ci donc diine ak liggéey doomam Baye Niass nag xam nga gën a bu mu demee ba nga xam ne fayda bi feeñ na ba tout ça dafa ñëwaat na pour dundal Taïba. population yi yar leen donc ci mbay moom moo daan wax ne bay leen rek lu ngeen gis ma bay ko bay leen ko maanaam non seulement bay pour yokk la production mais bay pour diversification agricole maanaam moo njëkk a wax diversification xam nga ko ne bay leen lu ngeen gis ma bay ko rek bay leen te ci kaw la kii par l'exemple la doon def maanaam di bay gerte di bay ñaam di bay mboq di bay dugub dem na ba boobu ceeb mun ko bay fii mais mu dem dans le Richard Toll am fa tool di fa bay ceeb donc affaire diversification loolu nag ci la tàgg nit ñi ba boo xoolee fii may wax toujours ne da nga fiy gis des agricultures émérites maanaam dañoo mën bay parce que dañ ko teel a xam teel koo mën. commune bu Taïba Niassène nga xamee ne ñaar fukki dëkk ak ñaar la ëmb lu toll fanweeri junni ak juróom doomu adama ñoo fi yeewoo. jaajëfal ko Adama Sarr ak Assou Mbaye si boobu léegi su nga xam ne moo daal di jeexal jataayub xibaar bi benn jataayub xibaar di 9h45 leen si kàllaamay nasaraan ak Adama Anouchka Ba neskis la total ak Cheikh Hassana Fall xibaar di wéy ndi ci www.emedia.sn jërë ngeen jëf.